yéen ñiy safoo seen télévision Tawhid TV asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi fi jotoon na ruus ci semaine bi li ci gën a fës bokk na ci doxub ñaxtu bu agent de sécurité yi amaloon ci talaata bi ñu génn ñoom nag ñu ngi ñaax seeni njiit ñu jox leen seen àq ak yelle ba tey mbokk yi juróom benn weeru grève la waa ànd gësam fas yéenee amal ñoom nag yëgle nañ ko ci ndaje ba ñu amoon ak taskatu xibaar yi njàng meek njàngale mi nag nekk ci yoonu sooxe waa COSYDEP nag di ci dox ay jéego ngir indi ci ay saafara projet bu waa Gaspard ngir jàppale ndawu Afrique ba fii ak 2030 ñu mën fee samp fanweeri million ci liggéey mbokk yi lii moo gënoon na fës ci xibaar yi nes tuut ñu yaatal leen ko mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon ñu doore xibaar yi wax ci ñi fare ci agent de sécurité et de proximité yi ñoom nag amaloon nañ ab doxub ñaxtu ci talaata gi ñu génn doon ñaax seeni njiit ñu gën a ñoŋal seeni nekkin ndax kat jàpp nañu ne payoor gi dafa suufe bu ñu sukkandikoo ci liggéey ba ñuy amal ñu jotoon ci sax am ab jàmmarloo ak way takk der yi ñu teewlu seen kàddu ci micro la yaa ñafu na premier promo ñun dañoo sonn 50 000 nga koy feyeku 9 ans dafa metti par la suite ñoom ñi formé ñoo xamante ne defuñu sax formation di leen fay salaire yu baax ñun ñoo xamante ne dañoo ramper 9 ans mënuñoo fexe ba am lu baax pécule la ñuy fay dañoo sonn si pécule yi ñun ñoo sonn si pécule yi ñu def 9 ans di ko liggéey sans statut pour lan xaar lu ñu bëgg a wax près ñun dañoo bëgg suñu DG mu wax ñun lan lañ doon ci dëkk bi lan lañ doon ñun lañ bëgg a xam ndax volontaire lañ wala lan ndaxte bu fekkee volontariat statut volontariat yéegal nañ ko salaire bi monté na pourquoi ñun ñuy resté 50 000 jusqu'à présent on n'est pas des esclaves on est des enfants du pays kon nañ wax ak ñun ñu xam lu leer pour suñu dëkk mënuñu di jóg chaque fois suñuy parents ñuy quitté suñuy parents di dem di liggéey bu ñu dellu see di fayee ko 50 000 avec la hausse. amul demande d'explication. léegi man maa la oon téléphone man maa léegi yow mii subu je te connais yow mii leer na leen ne 50 000 francs par mois depuis 9 ans du dëgg du yoon du dëgg donc dama bëgg ñoom bu ñu duggee ba pare nga may ma gi ma wax dama bëgg bu ñu duggee ngeen déglu leen buñ fi génnee amul conseil de discipline amul demande d'explication amul ponction sur les salaires ndaxte yéen bu nekkoon seen doom du leen fay 50 000 par mois bu nekkoon doomu président Macky Sall du fay Amadou Sall 50 000 par mois comme nag ñoom amuñu bàjjen wala doomu bàjjen bu leen di xeexal ñun dinañ fi nekk xeex ak ñoom jàpp bëgguñu dégg arrestation. comme niñ leen ko waxee woon mbokk yi juróom benn weeru grève la waa ànd gësam daal di yëgle niki àllarba gi ñu génn ñoom nag ñu ngi ñaax nguurub Sénégal mu jox leen seen àq ak yelleef ñoom ñu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram naka noonu lañu jébbal seen préavis de grève bu ñu fas yéenee amal ci fukki fan ak juróom benn ci weeru mars fas yéenee ko jeexal ci fukki fan ak juróom ñaar ci weeru septembre ñu déglu ci compte rendu bu Moussou Ndiaye ak Léa Niafouna. alliance bu syndicat autonome yi ci wàllum wér-gu-yaram ànd gësëm daal di nay tëral ab programme de grève dalee ko fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ba fukki fan ak juróom ñaar ci weeru satumbar ñoom nag daal di nañ duut baaraamu tuuma kii di jëwrin gi ñu dénk wàllum koppar gi ndax ñoom ñooñu jàpp nañ ni mu ngi faj soxla ñeneen bàyyi leen ñoom ñi yor wàllum wér-gu-yaram gi. doon waxtaan ak opinion nationale bi ak opinion internationale bi yi nga xam ne journalistes yi ñoo ñu permettre ñoo ñu dégluñu ci li nga xam ne ni ay action yu ñu war a def ay action syndicale yoo xam ne nii dañ cee jëm donc tey jii dañ doon déposer suñu préavis de grève boo xam ne tey lay commencé fukki fan ak juróom benn ci weeru février 2022 àgg incha allah 17 mars mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2022 muy benn préavis benn weer boo xam ne dañ koy teg buñ ca jógee bu gouvernement bi yënguwul ñun ñu yëngal comme niñ ko daan defee léegi loolu lañ doon waxtaanee si tey pour wax leen dañuy def préavis de grève waaye it li nga jooytu jàmbat li nga xam ni gouvernement bi ba pare ñu ciblé ministre de la santé bi nga xam ñun mooy suñu tutelle ci taxawaayam ci ñàkk jàppale ñu ci nelaw yi muy nelaw te yeewoogul boobu ba tey waaye doon wax aussi ministre des finances bi nga xam ne 1er mai 2021 président de la République dafa taxaw ne que mënul yokk dara wax ko ne kon sax bu dee yokk la kon nañu dem grève am lu mu fa wax ak nu mu fa waxee ñu toog bërki démb dégg ne 69 milliards moom ministre des finances génnee na ko da ko luxus wala ci lan la ko génne loolu la ñuy laajte parce que yéem nañu. ki ponk ak ñaar waaye tamit mu gën a organiser secteur bi bu baax. xaar ci moom mooy li njëkk mooy suñu signature protocole bi nga xam ni ñu ngi ko articulé woon ci fukki point ak ñaar
fukki point ak ñaar la ñu articulé woon mu nekk indemnité de spécialisation bi nga xam ne nii moom la technicien supérieur yi war a am beneen bi ñu ne indemnité de représentation pour les municipaux beneen bi ñu ne dañuy allonger âge de la retraite à 65 ans parce que mënul ci suñu secteur mu ñëw am si ñum si jël ñu di ko rafetlu lool waaye booy jël ci secteur da ngay jël ñëpp mbaa nga bàyyi parce que day indi frustration indi injustice indi inéquité te loolu lañ gis ni loolu la gouvernement bi di doxal boobu ba tey ci secteur de la santé. ñoom syndicat yi leen nag fas yéene tàmbali ab grève doore ko ci 20 fan ak juróom-benn ci weerub mars jëm 20 fan ak juróom-ñaar ci weerub satumbar 2022. ñu dem ci leneen école bu Sénégal daal dina yëngu jamono ju ñu toll nii mu nekk ab situation bu jaaxal ñëpp rawatina élèves yi responsable suivi évaluation bu COSYDEP nag andi ci ak kuréel gi yépp ngir dooleel njàng mi ak njàngale mi daal dinay profito ci occasion bi ngir ñaax nguurub Sénégal mu jox gëdd l'école wile sunuy ndaw demoon nañ fekk ji leen ñu teewlu ci seen reportage. l'école bu Sénégal bari ay yëngu-yëngu lool rawatina ci jamono ji ñu toll mu doon ab situation bu mën a indil ndongo yi ay gàllankoor waa COSYDEP nag muy coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique di ñëwaat ci jéego yi mu indi ngir ñu mën a sauver l'école bi. li nga xamante ne ñu ngi koy jouer ci crise scolaire bi c'est un rôle de facilitateur donc ñun dañuy gunge ñi nga xamante ni ñoo di organisation syndicale yi di gunge également ñi nga xamante ni ñoo di gouvernement bi pour que ñu xool ñu mën a def ba am ay solutions yoo xam ne dina tax ñu génn ci crise bi nga xamante ni mu ngi commencer durer te su yàggee xëy na mën na am ay impact ci li nga xamante ni moo di système éducatif sénégalais. responsable suivi d'évaluation bi nag dellu si na di ñaaxaat nguurub Sénégal ak sax waajuru ndongo yi ñu jox gëdd njàng meek njàngale mi ngir ndaw ñi daal di mën a delluwaat ci l'école bi. élèves yi ak bépp acteur bi nga xamante ne mu ngi yëngatu ci wàllum éducation mooy que ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp li nga xamante ne moo di suñu école surtout nag nguur gi nga xamante ni moom mooy ki nga xamante ni moo di war a garantir le droit à l'éducation à tous les enfants ndongo yi nekk ci mbedd mi li ñuy laaj mooy seen droit le plus absolu dañoo bëgg a jàng. donc nguur gi war naa mettre les conditions yi nga xamante ne moom moo war pour que xale yooyu noonu mun a delluwaat ci école yi ci ni mu gën a gaawee pour que ñu mën a jàng ci anam yi nga xamante ne moom moo war te aussi bu ñu fàtte que ni am na ay problèmes yu bëri yu nga xamante ne ñu ngi jànkoonte ci école yi am abri provisoire a ngi fii ay problème mu ndox a ngi fii ay problème matériel pédagogique a ngi fii donc crise bi nga xamante ne moom moo opposé li nga xamante ne moo di autorité gouvernementale yi ak enseignants yi war naa jeex ñu adressé yeneen problème yi nga xamante ne système éducatif bi mu ngi koy jànkonteel au quotidien pour que véritablement ñu mën a am li nga xamante ne moo di un système éducatif performant pour que xale yi suñu demee examen mën a def ay résultats yu baax. waa COSYDEP nag ñu ngi def lu ñu mën ngir gunge syndicat jàngalekat yi ak nguurub Sénégal ngir jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci l'école bi mën a am ay saafara ndax kat heure yi ñuy perdre daanaka bari na lool. ñu wax ci leneen ba tey projet bu waa partenariat pour la recherche sociale et la gouvernance ci réewum Afrique na ma amal ab projet ngir jàppale ndawum Afrique yi Sénégal nag bokk ci juróom-ñaari réew yi ñu tànn ci projet bu ni mel ñoom nag seen kuréel gi li leen yitteel mooy fii ak 2030 ñu mën a samp 1,0 million ci liggéey ànd ci ak waa fondation bii di Mastercard ñu teewlu suñu reportage bu Moussou Ndiaye ak Léa Niafouna. gannaaw ba mu booloowee ak fondation bii di Mastercard partenariat pour la recherche sociale et la gouvernance en Afrique amal ab ndaje fii ci hôtel Pullman ngir dëgmal gëstu yu ñu bëgg a def ci li ndaw ñi di mëbët seen ëllëg. liggéey boo xam ne Passgar ak fondation Mastercard ñoo koy def fii ci Sénégal donc tey jii nii dañ fi ñëw pour dëgmal liggéey bi ñuy dëgmal mu war a jëm ci ñaari at di gëstu boo xam ne dañ koy def ci wàllu. lan la ndaw ñi di mbébét lan la ndaw ñi aussi di yaakaar ci seen ëllëg fii ci réew mi. ñoom waa partenariat bi nag li ñu bëgg mooy fii ak 2030 ñu mën a créer 1,0 million emploi ànd ci ak ndimbalu fondation bii di Mastercard. fondation Mastercard daf ñu bëgg jàppale ak Passgar pour que ci continent bi fii ak 2030 ñu mën a créer 30 millions d'emplois. ci continent bi ak ndimbalu fondation Mastercard. bu ñu sukkandikoo ci ki fi teewal jëwriñ gi ñu dénk ndaw ñi nag projet bi dafa méngoo ak ay bëgg-bëgg ministre de la jeunesse mi nga xam ne xëyu ndaw ñi yitteel na ko lool. ñu ñëw représenter fii madame Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse pour honorer de sa présence de notre présence donc ci atelier bi
atelier bi li ko waral moom moo di dafa bokk ci jéego yu ñuy teg pour xettali ndaw ñi taxawu ndaw ñi ci seen wàllu wutum liggéey surtout loolu moo ñu fi tax a teew tey ti li tax ñu gën a sawar a ñëw moo di bu ñu demee ministère de la jeunesse dañu fay fekk programme wala projet yu ni mel yu méngoo ak lii suñu mbokk yi di def tey parce que dañu lëkkalool ak BOS bureau opérationnel de suivi ak waa PNUD yi bokk ci système des Nations Unies pour structurer li ñuy wax PSE priorité jeunesse. waa kuréel gi nag jàppale ndaw ñi ngir ñu am xëy soxal na leen tax na ñu yaakaar fii ak atelier bi di jeex ñu samp fi ab cartographie ak yeneen yu méngoog yu ni mel. ñu jeexalee ci wàllum aada ak cosaan ñuy wax naka la séeréer yi di amalee seeni mariage traditionnel mu nekk ab bés bu am solo lool ci bépp xeet ñoom séeréer yi nag di faral di ko célébrer ci bésub alxames ak aljuma waaye tamit di ci amal ay tradition yu wuute ak yeneen séeréer yi nañ koy defee ñu teewlu ci suñu reportage yu suñuy ndaw def. réewum Sénégal nekk as réew bu ñu ràññee lool ci wàllum aada ak cosaan ci biir Afrique mën nañ wax sax ne ñu ci bari bokkuñu nu ñuy amalee seeni xew-xew yu ci mel ni mariage séeréer yi nag bés bu rëy bi dañ koy amal ci ñaar wala sax ci ñett pàcc. mariage traditionnel séeréer nag buñ ko bëggee expliquer ci man li ma ci xam sama xam-xam bu gàtt daal ñetti pàcc la am. mooy avant ndaw si di sëy si jour yi muy sëy si ak bu céet bi passé quelques semaines après donc ñetti yooyu la donc avant moo sëy si li ñuy wax ci làkk yëpp mooy li ñu tuddee ngoro bi voilà léegi foofu nag li ci ëpp ci tradition bi parents yi ñoo la doon tànnal ki war a doon sa soxna voilà léegi nag bu ñu demee ñoom parents yi ba waxtaan seen biir ba ñëw wax la yow ku góor ki ne dañ la bëgg a may doomu diw. voilà bu ñu la ko ne nag dañ la bëgg a may doomu diw rek loolu mën na jël nag temps bu diir bu gudd parce que tradition séeréer daañu ñu jël tey rek maye tey voilà léegi loolu liñ ci jublu woon nag mooy ku góor ki wone njàmbaaram ci mën na yor jigéen njàmbaaram ci nangu na coono famille et cetera. comme ni ko ñëpp xamee sëy nekk lu am solo lool ci doomu aadama tax na boo ciy dugg mu laaj ay waajtaay ngir aar sa bopp bu baax a baax. mariée bi dañ koy préparer mooy sang bi xam nga yóbbu ko néegu yaayam en général ñu waxtaan ak moom balaa muy génn si ci ëtt bi léegi sang bi traditionnellement defe naa même pas séeréer ñëpp a ko xam mais dañ koy yóbbu fulang mooy derrière la cour derrière la chambre en général day am fenn foo xam ne comme genre salle de bain lay doon traditionnel loolu yàgg na fa am néegi suñu nekkee nii léegi ci ginnaaw day am cour boo xam ne dañ ko wax fulang foofu la toilette yi di nekk lépp loo xam ne moom ngay def en secret foofu nga koy defee seet bi foofu lañ koy yóbbu en général bàjjanam moo koy sang waaw. ñoom séeréer yi nag ñu daal di jàpp ne bésub alxames ak aljuma nekk nañ ay bésub ngëneel tax na ñuy faral di amal seeni mariage ci bés yooyu le mag ñi dañ daan seetlu lu bari soo gisee jour yi ñu koy choisir rek am na lu tax xëy na moo lay porter bonheur parce que mariage soo xoolee 2 jours la jour boo xam ne famille fille bi moo ko moom waaw supposons su nekkee lundi ngay yéeg mardi ñu def ko sa kër jëkkër su nekkee jeudi ngay yéeg mardi vendredi ñu def ko sa kër jëkkër léegi lundi boobu soo ci yéeg toujours rek c'est lié à des prières ak jour de porte-bonheur waaw léegi jour lundi bi soo ñëwee yéeg mardi nga kii ñaari jour yooyu taamu nañ ko wala jeudi ak vendredi te soo xoolee jeudi ak vendredi moo gën a bëri en général moo gën a bëri. ci séeréer yi nag daan nañ tàmmu di takk seeni sëy seen biir maanaam duñu génn ci famille bi waaye ci jamono ji ñu toll nemmeeku nañ ci ay coppite bu baax a baax. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaan ngeen wéy di seetaan suñu programme ci seen télévision Tawhid TV.